سيد الوجود وعلم شهود بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba ñu sante sunu borom bi tabaraka wa taala di julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ndokkel tabarakallahu xalifa bi Cheikh Bécaye Kounta ziar ko bu baax ñaanal ko yal na yàlla mottali ay yéeneem ay naalam tabarakallahu ci diina ji ci xadara bi ak ci fudul réew mi tey rek tabarakallahu ñu ngi nii Njaasaan ba tey tabarakallahu ci guddi mambu tabarakallahu di ñaan yàlla na yàlla yokk ay leeram toog ak doomam suñu baay Cheikh Mouhamadoul Moustapha Kounta tabarakallahu xam naa sax moom la ñu jox kaddu gi rek mu nuyoo ak mboolem téléspectateur Bantamba TV leeralal ñu lenn ci borom guddi gi tabarakallahu ak guddi gi ni mu doxee tabarakallahu suñu baay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw nu mu ko waxee rek damay commencer par sant ndax lii lu bees la Bantamba TV bi nga xam ne Bécaye Mbaye suñu mbokk suñu xarit di doom ci kër gi moo ko ubbi ba pare première expérience yi mu ci def yëpp Njaasaan la ndax couvrir ngeen gàmm gi symposium bi gàmm gi dellusiwaat nag si gàmmuwaat bi ak bisu Alaaji Mambu bi le 4 novembre ma rappelé ne le 4 novembre ci la Alaaji Mambu Mamadou Kounta génnee àdduna bi muy 3e anniversaire muy ñetti at la def ci suuf daawuñu ko génnee nii sama xarit Pape Fall Ndiogu mi ngi ko doon wax yëgu ko bu jege woon sëriñ bi la fekkee na ko ak couleur yi fi nekk bu Khalifa Ka Bécaye Kane Khadim ñu ngi fi fekk suñ ko organisé woon famille bi yëpp dina ñëw mais man maa ko imposé sax ñaan leen ne nañ ko def parce que ñëw rek jël jàng yi te kaddu ubbiwu ko dafa am leneen lu muy ñëw donc ñu ngi fii tey mooy anniversaire Alaaji Mambu Mamadou Kounta suñu waajur te loolu ñi fi toog mën nañ ko seede Alaaji Mambu Mamadou Kounta xilaafaam 12 ans la chiffre 12 boobu sax Alaaji nu tëdd Cheikh bu Diop am na lu mu ci wax dëgg la fukki at ak ñaar mais fukki at ak ñaar yoo xam ne yu barkel la yu yaatu la ma bokk ko ci li ma joxul commission ñi fi toog du hasard de Pape Fall mi am lu mu si joué lu bëree macha allah Bécaye Kane ñu def noonu ak sama nijaay bu Khalifa Khadim am na lu mu ci fekkee ñu bokk ko gérer ko vraiment mu nekk loo xam ne am na solo lool développement Ndiassane si la jógee mooy mbedd ngeen fi gis mooy marché malien bi lépp ñun ñoo ko organisé vision bu ñu amoon la di ko yaatal te loolu tam mooy continuer incha allah mooy continuer anniversaire nag loolu la anniversaire taxaw seetlu la mooy bi mu demee ba léegi ñetti at la fuñ ci toll ndax daf ñu bàyyi njaboot bàyyil ñu taalibe yi bàyyil ñu ay consigne ne doxaleel nii donc anniversaire fàttaliku la boo xam ne da ngay taxaw ne man liñ ma fi waxoon mission biñ ma jox fan laa ci toll ñun loolu la ak fàttaliku nag mu nekkoon góor gu baax man mënu wax suma waajur dama ko jigee woon bi mu nekkee xalifa laa ne ko dootuma la wax ne papa sëñ bi rek laa lay wax ndax da nga ñoo boole ñun ñëpp jur nekk suñu kilifa kon nag du mu la mën a wax ne sama nu ma la daan wax papa sama waa déedéet léegi ñun ñëpp ñoo ko bokk mu nekk fi nag moom produit yi mag ñi la woon ndax daan na ma wax ne ma kenn rek laa miinu lool mu Cheikh Bécaye Cheikh Bécaye mi ngi génn àdduna 1929 Alaaji Mambu 1924 la gane àdduna miinu ko woon mais miinu na Cheikh Sidi Lamine bu baax Cheikh Sidi Lamine 29 ba 73 la moom fekk na ko nag mu loolu yëpp mu traversé koog moom ba 73 tuddee na ko doom respecté woon na ko dama doon wax ne modèle la ci moom ndax Alaaji Mambu waajuram mooy sëriñam muy Alaaji Moodu Kounta tabaarakallah suma turandoo mais
sëñ moom Sidi Lamine Kunta mooy borom étage bi influencé na ko torop ci wàllu caractère ci wàllu sañ-sañ ci wàllu gestion xilaafa dafa lu ñu impressionné woon parce que xilaafam dafa gudd 44 ans nga nekk ko di yor mbir mi te boobu daawuñu xalif général baatu xalif général lu bees la sëñ Ndiassane lañ doon wax sëñ Ndànk sëñ Ceneba sëñ Nangam lu bees la te dañ ko calqué ci armée di wax xalif général su ñu waxee xalif général war na am xalif particulier wala xalif de famille dëgg la day schéma boobu la ñu adopté mais bu njëkk dafa meloon ne guichet unique la woon ñu fa nekkoon dañu ko daan téye ñoom rek mooy centralisme boobu ñuy def macha allah moo tabax étage bi étage bi nag dañuy wax sax ne 52 la mais dama leen di wax ne amoon lu fa jiitu woon kon damay wax ne 29 la ko commencé mais bi ñu jël forme vers les années 52 51 52 la kooku mooy Cheikh Sidi Lamine Kunta influence na Alaaji Mambu même soo seetloo ci fin wu vie wu Alaaji Mambu ci njeexit bi da ko niru woon trop bi si des mooy bi mu fi jógee bàyyi moo toog sama maam ma jege woon ko lool mus na ma wax ne ma du ma fi yàgg ci Lamine jël na lépp moo tax bi mu ñëwee mu ñaari at ak genn wàll la fi def 73 ba 76 le 3 mars mercredi 3 mars 76 la génn àdduna mais ñaari at yooyu fekk ni sax wérul mais Alaaji Mambu nekk jëwriñam lotissé dëkk bi lotissé dëkk na dafa metti ndax il faut nga toj mu amoon ay résistance mais réussiroon na ko mooy njaasaan gi ak mbedd yi dañ ko xaw a yàq sax mais yaatu woon na lool awoon na yoon dafa niroon nag damier alignement la woon ndax amul woon dédommagement looloo taxul mënuñu ko woon a poussé moom ma def lu mel noonu dëgg la papaam si xilaafa papaam tamit mu taxawu waajuram Cheikh Sidi Yaxya toog Cheikh Yaxya bi mu toogee ba mu 11 ans la donc 76 ba 87 moom tamit mooy koo xam ne delloo na tariixa ba fi mu nekkoon dëgg la jël na islam def ko principe ndax jàkka la njëkk a xante jàkka ju ñu tabax moom la njëkk a def mu ne néegi yàlla wallaay dañ ko ci fekk tere daw ñëw gartanu ko mais seng la ko bëggoon def dëgg la amul woon chaînage sax dane woon fu ma am rek muy mun naa fa jaamu yàlla rek ma def loolu ñun ñëpp yenoon nañ ay briques dem foofu di ko def ba mu dem ba yàggul kooku dinaa seeg si phase Alaaji Mambu donc bi ma defee loolu sëñ si yaxee def lu mel noonu daal di delloo si taalibe yi moom laay tuddee orthodoxie ne nii la waaw dañ koy kañe jàkk ak jumaa dem jàkk defar jàkk dem jàkk loolu moom mandarga bu rafet la macha allah muy góor gu am sañ-sañ xam fu mu teg tànkam bi mu fi jógee baay bu ñëw mooy caatu Cheikh bu Mouhamed ko est-ce que tabarakallah 19 ans la fi def 19 ans la fi def 19 ans yi moom tam noonu moom lan laa koy taggee alquran dafa nekkoon ci dënnam est-ce que lan ban man nag laay wax ci moom góor gu tab la su lay may dee lox ndeysaan nekk fi rek ndeysaan bëgg nag njaboot ñëw fi doon dernier doomu Cheikh bu Kunta la ñuy tuddee Benjamin moom moo gënoon a moo mujjoon macha allah mais yàlla def mu nekk nit ku bëgg njaboot ku baax ku am vision si Njaasaan kooku kenn ku si nekk rek gàmmul la bis la mais dinaa ñëw si borom bis bi mais damay bëgg ñëw ba wax kañ la jël bi mu fa jógee Alaaji Mambu doog a toog na moom moo inauguré eeru sët yi macha allah mu tombé ak même révolution bi am wala même changement bi am Touba sëñ Baara tamit war a toog gis nga ñooñu Tiwaawan tamit daanaka loolu taxaw muy sëñ Mansour bi mu toogee daa di nag commencé na macha allah am équipe maa ngi fàttaliku bi mu gaañoo mu ne ana Mohamed ñu ne ko Mohamed ak Dakar mu woolu ma ne ma ñëwal du ma recevoir kenn te ñëwagoo daal tëju si néeg ma ñëw mu ubbi ñu tëju ñun ñaar mu ne ma ñëw na de mu ne ma mais diis na de ma ne ko mais yàlla dina la tegal yen bi dina téel yen bi bu baax a baax a baax ma fàttali ko yoo xam ne ay dénkaane yu ma defoon la ndax dafa feebaroon ba sonnoon lool ba doon tàggatoo di joxe ay tegtal di
di teg di daal di dénkaane comme ni ñu ko waxee ma ne ko loolu dafa ne yàlla sottil na ko premier tegtal bi ma mos a wax bi mu nekk la daan teg feebaroon dane ma su ma génnee àdduna dama bëgg nga wax bàyyi bu kooku da xam nga foog na dund na te mu denc ma ci xabru waaw mu ne ma su sottiwul ngay yóbbu ma sama kër wax ma place bi ne ma bay bu ma dugal si jàkka def ma à côté bi beneen tàggu beneen kii bi ma wax tamit ne ma soxna Tene waxu suma yaay waxu soxna Amady soxna Tene maa ngi la koy dénk bi si des mu ne ma ay buntu yu mu yor ku bëggoon lu luxe la dama ko fay des na ñeent fukki junni nga fayal ma ko te xam nga ko tàggatoo na ba pare du ginnaaw loolu yàlla def opération bi réussir mu dundaat ko ma ne ma fàttali ko loolu ne ko am na loo ma waxoon benn bi ne tëwoon na ma lool mu ne ma mooy xabru bi te tey soo fi génnee nii xabru ba da ngay def yaay xool fu ñu lay denc dëgg la problème boobu réglé ne te lu ko réglé mooy xilaafa su fekkee damay sant yàlla loolu nga ma tegoon sama te mënuma ci woon du ma yorom woon pouvoir de décision bi loolu diisoon na fi man mais ma ne ko réglé wu na de ndeysaan ma ne ko Tene bi nga koy wax amuloon njaboot te gënoon naa ko jàpp ma ne ko bi si des mooy bunte moom seere nañ leen ba maxee nag bañ changé waat ko ndeysaan yokkoon na si sax ne ma jox naa la benn tur yàlla dee ko jëfandikoo sama maam moo ma ko jox ndeysaan ma ne ko tur yàlla boobu yaa ngi dund maa ngi dund te jox nga ma ko est-ce que loo gis am na la ko waral dëgg la macha allah taala kooku mooy El Hadj Mame Bou Modou ko bu mu ñëwee nag dafa am influence yu bari ay nawleem je sais que Touba influencé na ko ndax jege woon na Gaynde Fatma est-ce que ci wàllu organisation sëñ nañ ko wax suñu mbokk murid yi dañu am nu ñu organisé woo am na nu ñu gisee am na nu ñu organisé loolu moom xam naa ne bokkoon na ci li ko gën a fasciné dëgg la ci loolu soo seetloo kër gi soo seetloo yeneen nim noonu ba pare li ma gën a frappé ci xilaafaam mooy résidence bi xam na li may wax ndax tamit kër mag moom dafa am solo dëgg la tey su amul woon xalifa bi fi ñu ko yóbbu dëgg la de mu ne tabaxal leen ma kër te nañu signé ne sama doom du ko doon loolu il faut avoir un courage de ndeysaan wallaahi sama doom du ko doon ay kayit lañ bind kër gi tabax nañ ko ñaari yoon ndax dañ ko njëkkoon tabax mu xaw a wàcc président Macky Sall ñëw ne nañ ko raser ne nañ ko ne ma soo d'accord ma ne ko d'accord nañ ñu raser ko defar lu mel ni bokk na ci kër mag moom yi gën a jekk ci Sénégal wallaahi ndeysaan équipé ko loolu nag ñu ngi ci remercier président Macky Sall duñ ko fàtte mukk est-ce que macha plan bu mu am la ci ville sainte yi def ko mais bu jaasaan bakkane ne de macha allah trop macha allah kay jox ko nag suñu rakk ba ci Pape Fall ñu Abdou Fall ndeysaan l'entrepreneur le jeune entrepreneur l'entrepreneur xaadre waaw mais koo xam ne bokk si ñun macha allah macha allah taala boo xam ne dañ ko ñaanal te ñaan gi feeñ incha allah mu nekk si ginnaaw magam ji di liggéey moo ñu defal résidence bi macha allah bi ñu koy inauguré réceptionné wu ko woon ba léegi ba léegi sax réceptionné wu ko dañ ko forcé pour dugal fa xale lii di taaru l'islam rafet lool mu nekk un bâtiment très fonctionnel même damay bokk c'est un bâtiment intelligent macha allah loolu dafay am tabarakallah bon bi si des mooy voirie yi Ndiassane amoon na kenn du doxati si suuf trottoir yi ak lépp da koo bëggoon def mu nekk ville moderne mu am ay corniche mais macha allah am nañu yaakaar ne ñu ngi ci voie boo xam ne albekkaay rakam mi ngi ci programme boobu macha allah dafa ñëw rek mottali ko ba pare mu am chance aussi ci biir xilaafaam mu am programme bourse Maroc téeméeri xale dem nañu ndeysaan loolu tamit vraiment affaire la de ndax taarix kër li koy mën a doxal mooy xam-xam mu jàpp ne loolu xam-xam te loolu école royale ba nekk Maroc boo xam ne buur bee ko kii moom la def ay imam lay formé ak ay jàngalekat xale yi dem nañ dernière génération bi dernier groupe bi moo war a dem ni te xëy na sa programme bi mën na continuer téeméeri xale nag te dañ ne 18 ans ba 50 ans kooku yóbbaale na mag ñi wallahi yóbbaale na ñëpp kay ñooñu dem nañu 4 générations yi ñëw nañu benn bi mi ngi waaj a dem ndeysaan bi ñu ñëwee indaale nañ xam-xam dem nañu ca
naari fa ñu dëkk ñu xam nan lañu xalaatee xam nan lañu diine te ñu nag Maroc dañoo bokk mbir moomu dañ ko bokk macha allah dañoo ñuroo lu ñuy def ñun ay sunnit lañu macha allah loolu def na ko dox na si taalibe yi ma jël témoin toujours sama rakk ji ak Fall daan na wax taalibe nawle du jaam nañ leen jàppee neneen nañuy waxtaan ak ñoom loolu tamit dignité taalibe la dëgg la bokkul sëñ bu koy gisee noonu noonu la koy noonu la koy doxal noonu la ko doxalee am ñu ñoo xam ne dafa amoon yëg-yëg si taalibe alaaj maam su ko nuyoo rek mu jaar sa san man mii sax yenn saa yi ma jaxasoo mais moom dafay jaar san xam ne ku nekk nan la war a wax ak yow dëgg la doom yi ku mu si wéetal tam da ngay foog ne yow rek la bëgg ndeysaan dëgg la te ñëpp la bëgg macha allah ndeysaan mu noonu loolu mënoon na ko te aussi li ko may maa ngi jël toujours témoin yéen ngi fi toog mooy dafa toppoon ay baayam ndeysaan Cheikh wax naa ko moom moo taxoon ma doon def récit boobu ma doon def loolu moo tax surtout baay bu toog na ba si yàgg mu ne ko mbaaw alaaji man damay ñaan sama borom mu jël ma ndax ngeen ñam yaag amet mu ne ko lu ñuy ñam mu ne ko xilaafa bi ndeysaan alaaji maa mu jooy mook sëñ Mohamed yëpp muy leen waxee ma ko pour noonu damaa bëgg yéen ñu baax ngeen samay doom ñu baax ngeen te yéene suñu taaw dama ñu bëgg ngeen jël xilaafa bi macha allah mu ne ko duñ ko jëlee noonu de mais bi yàlla ñëw ak décision mu toog alaaji maa mu daal mi ngi noonu tabarakallah ku ubbeeku woon la ku xamoon ku bëggoon taalibe yi la mais nag ku bëggoon Cheikh Bou Kounta ndeysaan ki waral ñu ñuy jox addiye di fóon suñu loxo di ñu toog si kaw ñenn ñi toog si suuf wallaahi da ko defoon référence kenn du ko laal man maam bu nag nañ ma wax lu nekk mais Cheikh Bou nañ ko fi bàyyi nañ fi bàyyi taalibe yi nañ doxal mbokk gi tabarakallah yàlla defoon na aussi si li ëpp si xilaafaam dafa boole woon ndànk ak Njaasaan loolu jafe na waaw jafe na boobu mi ngi doog a arrivé ñetti yoon ci Cheikh Sidi Lamine ci Baye bu moom moo ko def bekkaay mi tey moo yore ñaari dëkk yi loolu dafa jafe boole ndànk ak Njaasaan xilaafaam lu ci ëpp loolu la mais da ko jël délégué Mahfouz Kounta Mohamed Mahfouz mu yor ko daan na fa demit di dem seen gàmm di voyagé woon na tamit ndax li lii taarix yi da ko bëggoon lool muy Touba boole leen Tiwaawan Laayeen yi ak Ñaseen yi bu ci nekk rek dox na li tax ñu ànd nekk benn ndeysaan xaw ma nag kon loolu moo doon ci wàllu présentation dama ko def en vrac rek dëgg la mais pour ñu xaw a saisir tuuti ci personnalité El Hadji Mame Mamadou Kounta tabarakallahu Baye Mouhamadou Moustapha ba tey rek ñu laaj la ci rek ci diggante Mame Bou ak ndànk ci Saloum la fa xewoon boo ñu ci mën a baaxee tuuti Mame Bou waaw Mame Bou sama waaju ak ndànk nga wax wala Cheikh Mouhamed Kounta ak ndànk ak ndànk rek histoire ndànk daal lañ bëgg nga leeral ñu ci tuuti rek incha allah ndànk moo jur Ndiassane ka ko sañ ci Cheikh Boun Ama mooy waajur Cheikh Mouhamed Kounta est-ce que Cheikh Boun Ama fan la jóge Algérie ci région bu ñuy wax Adrar dem naa fa est-ce que dëkk bu ñuy wax Aqibli Aqibli tóondoom ma nga fa tóondoom nag mooy indi turu baatu Cheikh Boun Ama mooy kii di war baa bi moom moo demoon màkk ba war baa mooy maamu Cheikh Boun Ama bi direct maamu direct kon man bi ma demee Aqibli gis naa fa ziyaar naa xabru waajur bu góor bu Cheikh Boun Ama ak waajuram bu jigéen ak maamam boobu kon foofu la jóge traversé dem seeti Cheikh Sel Moxtaar Kunti yu daal di mu tarbiyee ko yónni ko ne ko demal ca soowu jant nga jaay ay fas mais loolu la ñu tuddee prétexte biñ ko joxee mu yor ko ànd ak ki koy gunge ñu ñëw ci biir Kajoor fekk fii buur foofu sax am na dañu naan ban birima la mais historiens yi war nañ ko mën a tàqaliku parce que vers 1802 ki fi nekkoon xam nañ ko en tout cas bi mu fa ñëwee farcé rafet lool fas booba tax ñu wax fasu naaru góor fasu bi góoru naar bi di jaay ndax race bu baax la woon buur jël ko leb ko mais fayu ko maanaam daal addu genre addu kalpe yooyu mu toog ba si yàgg bëgg ñibbi ni daal di ne buur man li nga ma yoroon kat damaa bëggoon ñu réglé ko kooku ne ko sànq nañ ko xanaa leen la ñuy wax mu ne ko dogul ne xàcc nañ man li si des maa ko réglé bu wax loolu di ree naa waaye naar bi waaye moo neex mu def ko guddi gi fas fu mu nekk ci Kajoor rëcc nañ ñëw fekk si dëgg la bu doog a réalisé ne kii du naaru kese daal di commencé boobu nag Cheikh Boun Ama mer na ba pare booba rakk ja ma nga fa mu ñaanal rakk ji toog jàpp njàmburam di préparer pour dellu su delluwul woon ñun su delloon ñun duñu juddoo fii duñu fi nekk
est-ce que seetal mais gis nga yàlla lu mu def. wallaay lu mu liñ naan sa suuf. sa xeet. fa nga war a dëkk doo ko choisir. wallaay xaq. buur daal di saay. ndeysaan si daal di toog. talal ko nang. taal daay nekk fu mu yem yaa ko moom mooy ndànk naar bële. ndeysaan mu toog fa tuuti magam ñëw di ko jël si. mooy Cheikh bu Mouhamed bu mag. est-ce que Abou Mouhamed. ñëw di ko jël si ne gëj nañoo gis suñu rakk ji. sànq dafa mel ne ku sànq woon. bi mu ñëwee yàlla moom ko fi moom ku mag ki. ndeysaan soo duggee xabru ndànk. soo à droite moom mooy Cheikh bu Mouhamed boobu. est-ce que mooy. magu Cheikh bu am. est-ce que Cheikh bu am ma ne léegi nekk du ma fi suur sama mag ba pare dem di ko bàyyi. wallaay ndeysaan loolu moo indi toogaay bi. mu ñëw fi. jaxasoog waa réew mi. am fi njaboot. njaboot yooyu nag caat ba moo doon Cheikh Mouhamed Kounta. Cheikh Mouhamed Kounta jóge ndànk nag di dem. fu mu dem rek toog daal di bàyyi dem. jaar na baañ jaar na dëkk yu bëree bari. macha allah ñëw ba Njaasaan nag daal di tibb suuf si fóon ko. ne fii la. est-ce que dootuma bougé. magam yi bëgguñu woon sax loolu. dañ daan ñaan. pour mu am sax jafe-jafe. ba mën a dellu si ñoom ndax dañ ko bëggoon lool. ndeysaan dafa ndax xamul waajuram. bu góor. mu daal di toog nag ne fii la yàlla ubbil ko fi wërsëg. ndeysaan vraiment mu booli yu moom su placé rek. lépp ñëw. li njëkk a posé wu mooy problème ndox. le problème de l'eau. loolu xam nañ ko ci wàllu histoire. dëgg la posé wu na gore bi ñuy wax nangam ñu ne waaw fu ñu doon naanee. fii tamit problème bi dañ daan dem ndànk. di yóbbu gileem. di jël ndox di ñëw jigéenam ne ko nag bu li mënu ko ne. dëgg la. jigéenam bu ñëw mu nii na. daan ne ko soo ñaanul ma ñaan. mu dugg guddi aju mu dugg xalwa. ñu dégg doj ba toj. waaw akbar loolu moo tax ñu wax Njaasaan yi géej Njaasaan amul géej. wallahi ndeysaan est-ce que loolu nag man fekkee naa. séyaan ya ñëpp lépp foofu la daan am lépp. foofu lañ daan fóotee. foofu lañ daan yóbbu jël ndox di ko yóbbu ci ndaal yi. ba yëf demul ni tabaarakallah li tax sax ma nga fa de. ndax gas nañ ko tuuti jot nañ ko ndax. SDE moo ñëw installé ndox. mais nit ñi daaw tuuti dem foofu. lu doon fonctionné. su dematee ba gisut leen. suuf si muur ko noonu rek mais ma nga fa. macha allah teen baa nga fa ba léegi mën a jot ci ndox mi. est-ce que dañu daan wax si wàllu projet. ne suñ ko mënoon def ndoxu barkeelu. def ko ay sachet. bañ ko jaay nag. wala boog nga xam ne. ku ñëw da ngay remplacer kii bi. pour di ko naan. barkeelu ci mu mel ne suñu projet la mën na am. ndax place boobu. mooy histoire u Ndiassane macha allah. mooy histoire u Ndiassane. ndànk nag. moo jur. Ndiassane est-ce que nañu Dakar tabaarakallah ki mag ci kunte yi su nekkee Ndiassane day boole njàng ki mag nag su nekkee ndànk rek lay moom. macha allah est-ce que wallaay. mais benn lañu. benn famille bi la. ñoo bokk benn maam. Cheikh bu naa moo suñu maam. branché doog a ñëw nag. dëgg la mais ñun benn lañu. dëgg la benn lañu ñu ndànk daal. moo jiitu Ndiassane moo jur Ndiassane. Cheikh bu Kounta nag moo ñëw sanc Ndiassane. gis ngeen nag Ndiassane ni mu mel macha allah. tabaarakallah mi ngi développé bu baax a baax. macha allah ndax kenn mënu ko arrêté. dëgg la man damay wax Pape Fall. di wax samay xarit ne leen. mbiru Cheikh bu Kounta du am récréation. wallahi xaq. dañ koy continuer di ko liggéey dem rek. moo tax la ñuy defaloon Alaañ Mbambu. équipe bi ñu ngi koy defal BKL wallahi. ndeysaan te aussi gis nañ progrès yu mel noonu. ndax suñ téyee suñ loxo rek. danañu perte loo xam ne ëllëg suñ ko bëggee poussé du mën a demati. dëgg la moo tax Ndiassane ñu ngi koy développé. dëgg la gis ngeen solaire bi. macha allah gën nañ ko tas. lumière yi. mi ngi gën a aw yoon. incha allah doléance yi nag bari na. mais kooku damay bàyyi. sama ña yor équipe ba fa nekk. ñoo ko gën a xam. nu ñu koy def ba progresser mais en 3 ans. vraiment def nañu lu ñu. macha allah est-ce que macha allah. macha allah mu ñu nekk famille. juboo nekk benn. di defar gàmm lañ génn nii. di defar anniversaire yi lii sax yu bees la. wallaay ndeysaan dañ ko daan def. di ko nëbb. di ko bëgguñu woon mu siiw. mais jamono doy dox. te lii day doxal mbokk. yii ay ndollantal yiw la sax. Pape Fall. yëgul woon ne tey mooy anniversaire bi. dañ ko wax mu ñëw ne ma mere naa la de. est-ce que. ma ne ko waaye déet waay sama rek. ñu waxtaan ndeysaan. mu def teraanga mel ne yëgoon na bis bi. ndeysaan mais loolu waxin la rek ak kaf. tabaarakallah est-ce que macha allahu taala. jërëjëf Pape Moustapha ci kaddu yu rafet yooyu waaye ak leeral yooyu tabaarakallah xam naa ne sax ñu ngi ci 6 minutes yu mujj yi ku xam Baye Bécaye xam ko ci kër gi. seen relation
loolu ci mën a baaxee tuuti rek waaw surtout nag taxawaay bi nga xam ne ni am na ko ci Ndiassane ak ay yéeneem rawatina ay projet nga xam ne moom Ndiassane rek lay noyee ba ci suma duma fan yi ci ginnaaw rek wax na ko ne ñoom ñoo ko ñaanal mu am télé kon yaakaar naa ne soxla ay ñaan it ngeen ñaanalal ko télé bi sut ci télé yëpp incha allahu taala li ñuy wax Bécaye man waajuróom laa xam ndeysaan teel naa ko xam ndax bi ma nekkee étudiant dama doon jàngale benn école privée mu ñuy wax Pape Thialis Gueye dafa jàngale ndeysaan góor gi di ma fa romb xàmmee ma wallahi di ñëw di may yedd sax ndeysaan ci colin da boobu étudiant lañ sëñ bi da ngay del def nii mais gentleman la woon waaw mu gën a jantal Bécaye ndeysaan tergal yooyu la daan sol ndeysaan teg mbaxanaam ànd ak di tem di tem xam na ko de ndeysaan afal xam na ko vraiment ma amoon moom si respect mu bëggoon Ndiassane macha Allah dafa bokk Ndiassane lu bëree bëri wallaay ndeysaan ak am nag yàlla def nag mu am Ousseynou surtout moom ak Bécaye ndeysaan mais émission day nekk toujours si kenn si kër gi Bécaye teelewul rajo këram la ko implanté ndeysaan bayreem ak turam sant Baye moo la ko jox mais tur yaa ko wutal sa bopp wallaay dëgg la mu bokk nag ca Dakar nag góorgóorlu ba am lu mel nii dëgg la bi mu amee lu mel nii doyul rajo rek doyul ndax léegi looy gis si télé nga koy mën a gisee rajo da ngay dégg rek amoon na njëriñ mais télé dafa ñëw englobé ko ci évolution boobu ndeysaan mu daal di góorgóorlu ba def lii mais li mu def nii da ngeen a jàmbaar rek mais c'est artisanal wallaay ndeysaan may def un appel di ñaan état bi ndeysaan waaw du ma gouvernement bi de nañu jàppale Bécaye Mbaye ndeysaan c'est un grand professionnel wallaay ndeysaan ku domaine yëpp la sport lañ ko xamee lamb lañ ko xamee mais ku xam milieu la ku baax la mérité na ko c'est un citoyen ñu dimbale ko télé bi nekk ñu gën ko may doole ndax ku ñu dimbale rek moo ama wallaay ku échec rek dañ la dimbalewul wallaay te Bécaye suñ ko dimbalee dimbale nañu Ndiassane wallaay ndeysaan mais dimbale nañu Sénégal wallaay ndeysaan Bécaye appartient à tout le monde wallaay ndeysaan mais ay racinam fii la si Ndiassane dëgg la nangu na ko ndax mënul toxu ndax Bécaye la tudd dëgg la Bécaye xam nañu histoire baatu Bécaye man daal di ñaan ñun sëriñ si nañ ko jàppale si ñaan incha allah état bi na ko jàppale si ay moyens incha allah dinañ gis télévision boo xam ne macha allah te ku goree nga noonu nag moom fu mu jàpp rek jàpp na wallaay dëgg la dëgg la loolu ñun xam nañ ko personnalité am na moo ko cultivé am bopp dëgg la macha allah macha allah loolu moom yéene ñëpp la koo wax gis nga ñëpp a ngi yëngi seen bopp daal ne loolu mérité na ko dëgg la lii mu am as tuut boole na si Ndiassane ndax temps yëpp yéene ngi fi ndeysaan wallahi ay su amoon moyens yi wallaay oto yi ñëw kaar yi ñëw yëf yee aw yoon mu nekk une télévision très professionnelle incha allah damay ragal na sax danañ fi am antenne ci résidence boo xam ne dana mën a émettre yenn émission yi dëgg la xale yi xarale nañ ba pare wallahi te aussi mu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp nag Bécaye dafa bëgg njaboot dafa bëgg njaboot dëgg la mus na wax na ma benn bis ku ko attaqué boo xam ne du ko neex rek mu def ko dëgg la mu waat si Cheikh Abdou waat si Cheikh Bou Kounta ne ko defuma ko te yàlla dañu at dëgg la mu ne ma xam nga lan laa gënoon xalaat xale yi su fa nekkoon wallaay ndeysaan mu ne ma heureusement am na ku mu si bëggoon àndal dëgg la yenn yi duñ ko nangu mooy yéen xatooy xale yi mooy yéen ndax kooka xaj na mënu na am na doole réy na am na fu tool mu ne ma mais sama doom mi kon danañ ko attaqué ak luñ ko kii te kon ma damay rus rek ndax du ma leen mën a téye xoolal ma koy wax loolu wallahi ndeysaan loolu kon ma wax leen ne bàyyi na leen xel bàyyi leen ko nitu jàmm la nag dangay foo gisee mi ngi ree dëgg la musul appelé à la violence mi ngi ni mel noonu ba pare nag Ndiassane ñoo ko da cee bokk ñu copte ko kontaan am ko mel ne Bécaye wallahi ndeysaan tey suñ ko doon jaay du fi jóge de déedéet kon danañ jaay suñu lépp téy ko fi wallahi ndax daf ñu sagal ndax xam na ne moo fi bokk dëgg la am na benn cérémonie il y a 10 ans booba ndeysaan mi ngi ñëw Ndiassane kenn bëgg a nekk médecin mu ne ma ko déet fii nag suñu kër la dëgg la ndeysaan daal di jël micro bi avec courage wallahi ndeysaan jël micro bi wax mais ñëpp a kontaan ne waaye la nga moom da nga ko jël waay wallahi ndeysaan cëram la ndax sa ànd soo ko bàyyi dem feneen da ngay fekk ànd ba occupé wallahi loolu rek laa bëggoon wax ci Bécaye tabaarakallah di ko ñaanal bàyyi ko xel lool ngoon mi ngi ma doon woo lii la bëggoon ndeysaan wallahi far xale yi defal ko seen bopp naturellement dëgg la
ma sawar ci lool parce que man interview bugguma di ko def. dëgg la mais man maa joxewu daal ni ñëw leen. ma ubbil leen waxtaan ci alaaji Maam bu Mamadou Kounta. ndeysaan wallaahi. macha allah. wallaahi macha allah. jërëjëf tabarakallahu ci kaddu yu rafet yi suñu baay Mouhamadou Moustapha Kounta macha allahu taala ci leeral bi nga xam ne ni leeral na ko ci ji nga xam ne nii xëy na lëntoon na leen tabarakallahu ñu ngi koy ñaanal bu baax yal na yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool te wér macha allahu taala ba naal yi nga xam ne maam yi ñu ngi ko doon naal ak papa yi yàlla mottali ko ci moom mi tabarakallahu mu ànd ko xalifa bi ak njaboot gi yëpp macha allahu taala ñu ngi àndagoon moom tey jii doon leeral ci bisu maam bu ànd ak personnel bi yëpp waaye ci ndigalu directeur suñu baay xaj Bekaay macha allahu taala ànd ci woon ak xaji Seexu Silla tabarakallah xaj Babacar ak aji Alpha ñoom ñëpp ak seen taalibe seen jaam seen nonga mortale ñëng tabarakallahu di joxe dig daje xam naa ne ak yeneen programme fii ak suba incha allahu taala fii ci Ndiassane incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf papa jërëjëf barakallah إن الفؤاد سغف بحبها بالمصطفى صلى عليه من وفى له بكل ما وعى بالدماءين لم تنام من حب إن الفؤاد سغف